Sénégal mbokki àddina mbokki Sam TV ñu ngi leen di nuyu fii ci Cambérène bi nga xam ne mooy dëkku yonte yàlla Issa ñu ngi fii tey nag poste de santé bu Cambérène nga xam ne yonte yàlla Issa moomee lañ ko duppee fas yéene nag découvrir benn pharmacie boo xam ne dañ ko fi taxawal mu nekk bees dañuy dem xool éléments yi te dellusiwaat. waaw Abdou Aziz Fall nuyu naa la. soxna si maa ngi lay fay bu baax a baax. waaw gis nañ fi ngeen taxawal benn pharmacie bu bees fii ci centre de santé Seydina Issa Laye mën nga nu ñëwaatal ci nu mu demee. Voilà, merci tout le monde. Donc, comme nous l'avons dit, le centre de santé Seydina Issa Laye de Cambérène. Donc, avant tout, nous sommes CDSB, le comité de développement sanitaire. Donc, nous sommes installés depuis le 18 septembre 2018. Donc, nous sommes fi nak taxawal fi dëkk bi ñu mo ñu fi teew. Légui nak bo xolé dafa amone ay comité de santé. Légui nak ci ak ben décret ñu def transition. Jóge ci comité de santé vers comité de développement sanitaire développement boobu nag lii ngeen ñu fekk ci fii nii dafa rentrer directement dans ce sens parce que boo xoolee dañ ni ñu il faut que yéen ngeen uti ay moyens pour au moins développer centre yi donc li ngeen gis nii benn la ci réalisation yi nga xamante ni CDS bi moom moo ko teg parce que boo leen xoolee c'est une des pharmacies yoo xamante ni de dernière génération parce que soo xoolee nag centre bi c'est les moyens c'est les ressources du centre de santé Seydina Issa Laye ñoom ñoo ko teg du leneen loo xamante ni jëlee nañ ko parce que ñi ngi également def yeneen réalisation un peu partout parce que si kanam tuuti di ngeen gis am na si kaw ay espace yu bëri yoo xamante ni aménagé nañ ko boo leen xoolee design centre bi également xam ni changé na. léegi bëgg nañ xam garab yi ngeen teg ndax c'est gratuit wala ndax warul yem ak pharmacie yi nekk ci biti. Effectivement parce que boo xoolee li ngay wax parce que au début ñu bëri dañ doon wax naan hôpital Cambérène garab yi dafa cher alors que ñun dafa am ay normes yoo xamante ni moom la ñuy respecté donc nous saluons de passage docteur Wade donc au sein du CDS dañ am koo xamante ni c'est un docteur en pharmacie boo xoolee 80% yu bëri loo xamante ni amoon na fi ay vente parallèle ak yu bëri yooyu yëpp fexe na ba dindi loolu lépp teg fi lu bees. Donc ñu gis ni nag ñi ngi dem vers développement et que centre bi également nekk na centre de référence ñu ni pourquoi pas pharmacie bi ñu amoon ñu gën ko yaatal boo xoolee yaatal nañ ko ci aspect yëpp mais comme tamit li nga laaj c'est tellement pertinente parce que boo xoolee garab yi ci biti parce que fii nii mën na ni bokk na ci centre yi gën a pour le moment woyof prix ci garab yi nga xamante ni dañ koy jaay. léegi aussi bëgg nañ xam aussi ndax population Cambérène am nañ information bi ni pharmacie bi existe nañ fii ci ba centre. Voilà nous remercions de passage Sénégal Action Média parce que li ngeen def je pense que ni ñun bu ñu amoon lu ñu gënal kër gu nekk mën nañ fa dugg jàllale information mais ñi nga xamante ni c'est des acteurs de première ligne ku ci nekk tey war nga am le pouvoir et la capacité de passer l'information parce que depuis boo xoolee semaine bi yëpp képp ku ñëw fréquenter centre bi li ngay njëkk a wax mais macha allah seen pharmacie bi rafet na de donc loolu lépp nag liggéeyu docteur bi la liggéeyu personnel bi la liggéeyu CDS bi la c'est le travail de tout un chacun. waa Aziz ñu ngi poursuivre ba tey Aziz mën nañ xam fii mooy fan. waaw merci fii ngeen gis moom mooy guichet parallèle bi ngeen doon dégg donc ñu koy wax parce que boo gisee ni guichet bu njëkk bi d'habitude da daan am file d'attente bu gudd nit ñi dañuy ñëw def fi ay 1 heure 2 heures de temps pour jënd rek ticket donc léegi ce n'est plus le cas léegi da ngay ñëw rek
bu dee laboratoire nga jëm wala cabinet dentaire nga ñëw fii direct ñu daggal la sa ticket nga dem te doo perdre benn temps. léegi da ngeen ko def pour contexte Covid bi wala day continuer. non loolu lépp ça rentre même dans ce sens parce que boo xoolee Covid bi moom moo ñuy gën a jox ay idées ñu gën a mën a changer parce que bu njëkkoon nit ñi ni ñuy rang ak yooyu yëpp tey li boo fi ñëwaatee suba boo xoolee sa bopp di nga gis que ni amatul rang fii nii am na guichet porte d'entrée bu mag bi également am na guichet c'est juste pour faciliter nit ñi également mën a gagner temps mën a def seen consultation dellu seen i yite. waaw mën nañ xam ñi dem fan ak fan ñooy ñëw fii. waa ñiy dem cabinet dentaire ak laboratoire ñoom ñooy ñëw fii yeneen spécialité yi ñoom fële la ñuy dem ci guichet bale merci. waa ñu ngi fii ba tey ak sunu Pape Sidy Fall Pape mën nañ xam kan lan ngay représenté ci poste de santé bu Cambérène ginnaaw bu ñu la nuyoo. jërëjëf maa ngi leen di gërëm di leen sant di présenté wu man maay Sidy Karachi Fall maay secrétaire exécutif bu centre de santé bu Cambérène depuis 2018 lañ nekk en place. Papa waaw loolu matal na léegi poste de santé bi da ngeen fi am ay difficulté wala. bon difficulté moom ci formation sanitaire moom mënul ñàkk parce que mënoo réunir lépp bi ñuy ñëw fekk nañ fi ay réalisation mais aussi am nañ fi ay difficultés yi ñu ngi fexe pour surmonter leen ndax rôle mission bi nga xamante ni moom la ñu jox dañ ñu wax ni ñu fexe ba développer centre de santé wala ak poste de santé yi même bu fekkee avec les recettes mënul nekk bu ñu mënee wut ay partenaires ñu wut ko parce que suñu rôle mooy difficulté yi fi nekk ñu jéem ko surmonter wut ay partenaires donc ci loolu lañ nekk mais structure de santé moom mënul ñàkk problème. waaw gis nañ ni aussi que poste de santé tamit taxawal nañ ko Cambérène 2 muy poste de santé bu Cambérène 2 ndax dafa am rapport ak bii. bon man ci sama gis-gis poste de santé bu Cambérène ak bu Cambérène 2 transition la parce que. bi ñuy créé poste de santé bu Cambérène 2 c'était surtout pour wàññil nit ñi peine bu ñu xamante ni dañu war a jógee Cambérène 2 di ñëw ba fii moo tax ñu ci forme décentralisation la pour que waa Cambérène 2 am seen unité à côté xam ni duñu def déplacement yi donc centre de santé bu Cambérène ak poste de santé bi pour man benn la parce que lépp lu ñuy def ci centre de santé bu Cambérène man dama si sóoraale waa Cambérène 2 yi kooku def naa ni mais ICP ba fa nekk xam na ko madame Diallo xam na bu baax loolu ci ñun ba temps yi rek jël nañ matériel fii nekkoon en plus ci ñun fii ñu envoyé leen ko pour ñu mën a équiper seen maternité kon dañuy jàpp ni une partie Cambérène ñoo taxu foofu donc li ñu war ci fii moo ñu war fële parce que ñëpp population wu Cambérène la. Papa bëgg noonu aussi xam ndax seen disposition yi fii mat na ndax dañuy faral di gis population wu Cambérène bàyyi fi hôpital bi di dem ci ay yeneen hôpital. waaw loolu vraiment bi ñu ñëwee fekk nañ fi wax yu mel noonu effectivement te loolu c'est une réalité mais genre inverse bi dafa am waa Cambérène dañuy dem ci Maam Abdou wala ñu dem unité 9. en revanche waa Parcelles di ñëw fii ci poste de santé Cambérène loolu boo ko gisee dafa am ñaari aspect c'est pas parce que fii dafa amul ce qu'il faut mais pour des problèmes tabous wala problème de bañ ñu xamal la moo tax nit ñi di préférer ni bu ma ñëwee Cambérène ay waa Cambérène fa nekk dinañ xam lu ma dal moo tax ñuy daw di dem fa nga xamee ni kenn xameewu leen fa de même que ñi nekk Parcelles aussi c'est la même chose mais lenn laa bëgg attirer attention waa Cambérène que lépp lu ñuy wuti ci biti bu soobee yàlla ñun ñu ngi ci xeex pour am ka te lu bari lu ñuy wuti ci biti am na fii ci centre de santé bi vraiment avec docteur Diop bi nga xam ne moom la ñu nekkal vraiment ñu ngi def tout pour que waa Cambérène du ñu génn di wuti ay soins ci biti boo xoolee à l'entrée am na benn tableau de spécialité le week-end presque spécialité yu bëree bëri dañ fiy ñëw xam ni waa Cambérène dootuy soxla di ko wuti fenn muy la cardiologie muy la gynécologie muy beaucoup de choses daal ya nga xamante ni bu ñu jëlee table bi di ngeen gis ni Cambérène léegi beaucoup de choses yi ñu daan defee ci biti
am na léegi ci centre bi te les week-ends lañ koy def pour nit ñi mën a am jot mën a ñëw faju. waaw papa lan mooy kàddu yu mujjee ko. bon dama leen di gërëm di leen sant di leen wax ni réalisation yi nga xamante ni moom la ñu def xam ni tey ji ñu ngi ci kii bi ci pharmacie bi dañ ko def en accord avec le CDS ak la partie technique muy le médecin chef ak équipe yi muy la nga xamante ni lu am solo la suñu rôle pour loolu la. donc dama bëggoon aussi attirer seen attention ci benn fait muy buanderie bi nga xamante ni je pense que ba lañ fay jógee war nañ fa dem ngeen xool ka parce que lépp li nga xamante dañ ko daan def te mu archaïque te xam ni jaaduwul ñu ko doon def ñun dañ ci taxaw pour xeex ka parce que dañ bëgg fexe ba centre bi comme ni ko Abdoul Aziz waxee mu nekk centre d'excellence te nekk na ko parce que les réalisations yi ñu def boo demee au district moo fay wax moo fay coow parce que ñun nekkoon nañu ci benn dimension ba nga xamante ni toujours suñuy problème da daan posé wu mais léegi bu ñu demee au district yàlla dimbali nañu ba problème yi waa district bi am presque ñun amatuñ ko loolu sant yàlla la te loolu lépp li ko indi mooy équipe bi nga xamante ni moo fi nekk ak CDS bi nga xamante moo fi nekk yàlla dimbali na leen ba mu am une entente ba nga xamante ni vraiment ñoo ànd di tiirandoo di jëfandoo dans la même direction muy la nga xamante ni ñun ñëpp gis nañu njëriñu loolu moo tax damay gërëm waa centre bi yëpp ci collaboration bi nga xamante ni ñun bi ñu ñëwee def nañ ko ànd ak ñun am confiance ci ñun ba yàlla may ñu résultat yi ñu am léegi. waaw ñu ngi poursuivre ba tey mbokku téléspectateur ñu ngi fii ak médecin chef hôpital bu Cambérène di docteur Diop docteur Diop ñu ngi lay nuyu di la ziar docteur Diop ndax nekk fii médecin hôpital fii village bu Cambérène ndax jafewul. salaamaaleykum wa rahmatullah maa ngi leen di nuyu di leen sant di leen gërëm si seet si bi ngeen ñu seet si fi déjà alors man la docteur Diop Cheikh Sadibou donc di médecin chef centre de santé bu Cambérène donc di fi nekk nag am naa fi diir donc ku fi am diir nag nga xam ni donc nekk naa fi donc nekkal boo xamee ni bu rafet la ak waa dëkk bi donc nekk fii du lu jafe si man ndaxte bi mu fi nekkee ba léegi am na accompagnement wu donc ñëpp autorités yi nga xam ne ñu ngi fi muy autorités religieuses yi ñi nga xam ne ñu ngi leen di sargal si wàllu nit ñu jàppale si hôpital bi di si jiital taw xalif général bi muy Seydina Issa Laye nga xam ni donc deful ni mooy taaw bi wala mooy nangam mais daf ñu jàppale comme koo xamee ni si hôpital bi la bokk. donc lépp loo xam ne am nañ si jafe-jafe daal dañ ko koy diis mu taxaw si alors am aussi autorité administrative yi muy le maire de Cambérène monsieur Samba muy aussi autorité coutumière yi muy chef de village beeg ñëpp ñoo xam ne ni ñu ngi si wàllu Cambérène yi nga xam ne ni autorité lañu si biir dëkk bi képp koo xam ne ni en tout cas xam nañ ni am nga loo xam ne ni mën nga ñu ko indil si biir Cambérène bi si biir hôpital bi dem nañ si yow waxtaan ak yow diis la soxla bi nga fajal ñu ko donc jafe-jafe daal en tout cas amul si wàllu liggéey bi ñuy liggéey fii. macha allah léegi gis nañ ngeen initier benn pharmacie bu bees fii ci biir poste de santé bi léegi mën nga ñëwal ci lan moo waral loolu. alors donc loolu bon initiative boo xamee ne la dañ koy waxtaanee te ma si sargal aussi comité de développement sanitaire bi nga xamee ni. doyen Sidika mooy secrétaire exécutif bi donc ak trésorier bi ak yeneen membre yëpp nga xamee ni donc chaque fois bu ñu dee réunion dañuy seet li nga xamee ni mooy jëmal kanam aussi hôpital bi donc muy def naa ni li ngeen seetlu muy si buntu hôpital bi xaru kanam hôpital bi en tout cas hôpital bi daan nañu wax ni dafa set mais gën na set boole si en tout cas ñu ngi góorgóorlu pour yenn structure yeeg wala yenn services yi nga xamee ni manqué woon nañ ko ñu ngi koy def tout pour améliorer ko donc ba ñu egsi si pharmacie bi ak yeneen services yi nga xam ne tamit ñu ngi koy waaj a doxal donc pharmacie bi ñu ngi xool ni fi mu nekkoon dafa xaw a xat boole si amoon na tuuti jafe-jafe si wàllu malade yi nga xam ni fi ñu daan jënde garab yi ak fi ñuy fayee dafay xaw a sori donc ñu boole leen taxale leen nga xam ni da ngay jënd sa garab fi ngay fayee da ngay dugal sa loxo rek ñu jox la sa ticket après nga jël say garab génn donc mu gën a faciliter aussi li ñuy wax fonctionnement bi
donc fi ñu daan fayee aussi ak fi ñu daan kii dafa daan encombré donc malade yi dañ daan bari ki war a jënd malade garab sax en urgence dafa daan dem di rang donc parce que bu fekkee nit ñi rang day nekkaat encore ci ginnaaw alors que moom moo njëkkoon ñëw pour consultation donc yooyu yëpp ay facilitation yoo xam ne la vraiment tax na ñu xalaat ni pharmacie bu taxaloo guichet bi donc si lay gën a yombee pour malade bi pour ki nga xamante dafay ñëw pour faju si dina gaaw a jël garabam dina gaaw ki donc ñu def ko aussi si ay normes aussi ak pharmacien bi nga xam ne ni moom moo fa nekk muy docteur Wade ñu ak ñi mu àndal ñëpp ñu xalaat si ba def si kii bi matériel yi nga xam ne ni vraiment yaakaar nañu ñoom tamit dinañ ko dinañ ko entretenir dinañ ko toppatoo bu baax pour que maladie vraiment gisi seen bopp aussi. bëgg nañ xam aussi ndax pharmacie bi dafay yem ak yeneen pharmacie yi nekk ci biti ndax xanaa fii moo war a gën a moins cher. non daanaka pharmacie bi ñuy wax pharmacie initiative de Bamako lañ ko tuddee mooy IB donc garab yi ñuy jënd yëpp yoo xam ne la si district bi lañ koy jëndee muy district bi ñu bokk muy district nord di Nabil Choucair donc ñu tuddee ko district nord donc foofu la ñuy jëndee garab yi moo tax garab yi dafa am taux pondéré boo xam ne ni moom lañ koy jaayee muy fii ak muy si yeneen dispensaires yeeg si yeneen centre de santé yi ba si district bi même prix yi lay doon du am benn différence pratiquement maintenant ñun dañ si yokk beneen fànn mooy que produit d'urgence yi nga xam ne ni souvent malade bi day ñëw ba fii am métit boo xam ne ni day tar te du mën a xaar par exemple ñu war a dem jënd ji ko si beneen pharmacie bi si biti donc ñu lëkkaloog pharmacie yi nga xam ne dañu nekk si dëkk bi si gox bi yenn produit d'urgence yi nga xam ne dañ koy denc fii pour que bu dee guddi bi malade bi ñëw na fi amee yenn métit yi wala mu amee yenn jafe-jafe yi yooyu produit nga xam ne daf ko war a soxla urgemment nga xam ne du laaj muy génn di ko jënd ji ñu am ko sur place donc yooyu yëpp def nañ ko de telle sorte que malade bi bu ñëwee am na produit d'urgence yoo xam ne nii jaratul ñu koy wax ni demal nga jënd ji ko si pharmacie bi dellu si waat donc mën na ko am sur place si fii si pharmacie bi yooyu daal mooy produit yi nga xam ne ni moom lañ si boole donc yooyu tamit du ay produits yoo xam ne dañ si am bénéfice produit yoo xam ne la ni ñu koy jëndee si pharmacie si biti noonu lañ koy jaayee pratiquement donc amul benn lu ñu siy teg wala différence boo xam ne donc dañuy def toujours pour que produit yooyu nekk sur place fii disponible. Pourquoi loolu mu am importance parce que aussi dañu seetlu ni malade bi bu jógee fenn ak métitam nga war ko waxati toogal xaar muy guddi nga war a jënd produit boo xam ne 1000 francs lay jar par exemple je donne un exemple produit boo xam ne 1000 francs lay jar nga war a wër 5 pharmacie si guddi bi pharmacie bi tëj na beneen bi tëj na beneen bi tëj na beneen bi ba nga dajeek benn pharmacie imaginez ñaata yoon ngay jël oto wala ñaata yoon ngay taal sa oto wala ñaata yoon ngay dox pour ba nga egg foofu malade bi di toog di la xaar donc loolu moo tax ñu initier produit pharmacie boo xam ne ni y a une partie produit d'urgence nga xam ne ni en tout cas malade bu fi ñëw amee jafe-jafe yi dootul jarati ngay demati pharmacie dinañ la ko amal sur place bon yooyu nag dañ si waxtaan ak pharmacie yi nga xam ne ni ñu ngi nekk ak si gox bi ba nga xam ne ni déggoon nañ si aussi ba mën nañ ko def voilà loolu rek. léegi aussi bëggoon nañ xam ndax benn hôpital maanaam village bu toll ni Cambérène am benn hôpital ndax hôpital bi antan na leen ñoom ñëpp. non hôpital bi mën nañ ko xayma parce que aussi centre de santé yeeg hôpital dañ leen di xayma donc loolu gouvernement bi ak état bi ñoo koy xayma ni nangami nit ñoo nekk ci dëkk bi donc nangam hôpital nangam moo fi war a nekk je pense que fi mu nekk nii Cambérène mu ngi yaatu mu ngi jëm ci kanam donc war nañu mën a am hôpital boo xam ne nii dina passer centre de santé seulement donc mën na nekk leneen mais c'est comme aussi boo dee wax Parcelles Assainies centre de santé benn rek moo fa am boo dee wax Nabil Choucair Patte d'Oie boo dee wax Grand Yoff et cetera donc yooyu ci politique de santé la donc politique de santé nag c'est établi par l'État et le gouvernement donc ñoom ñooy xool à chaque niveau lan lañ fa war a def mais je pense que aujourd'hui peut-être que Cambérène mën na am beneen niveau boo xam ne surtout nag en matière de renforcement des équipements ou bien services yi ñu augmenter yenn services yi nga xam ne war nañ fi am notamment ay services de radiologie wala yenn services spécialisés yi nga xam ne war nañ fi mën a nekk war nañ ko mën a am fii nga xam ne population Cambérène bi bu ñu ko soxlawee
dinañ ko mën am fi muy chirurgie muy bloc opératoire ak radiologie. Par contre war nañ ko mën a am foo xamee ni disponible parce que am na spécialistes yoo xamee ni pare nañu pour ñëw jàppale si nit ñi si liggéey bi foofu fii. Docteur Diop pour terminer rek ban message nga mën a lancer population sénégalaise rawatina population bi yeewoo fii ci Cambérène. Alors ñaari message la doon du benn message rek premier message bi c'est surtout pour population Cambérène d'abord mooy pour woon leen ni centre de santé bi en tout cas ak liggéey bi ñu si liggéey personnel bi yëpp ñu ngi leen di gërëm boole si waa comité de développement sanitaire bi tamit nga xamee ni population bi ñoo leen nommé pour ñu accompagner centre de santé bi ak ñi fi liggéey sur le plan technique ñoom tamit ñu ngi góorgóorlu ak seen xalaat ak seen imagination pour que centre bi lépp loo xamee ni en tout cas waa gox bi yitte nañ ko ñu am fi donc si loolu la ñuy wax ni léegi am nañu au moins consultation cardiologie am nañu consultation urologie yooyu samedi lay doon à partir de 10 heures ñoom ñaar ñëpp dinañ fi nekk dinañ am aussi consultation dermatologie boo xamee ni mardi mercredi jeudi dinañ ko am fii dina am consultation aussi gynéco boo xamee ni mardi ak ay vendredi docteur bi dina fi nekk aussi dina am aussi consultation ORL boo xamee ni jeudi si ngoon 15 à partir de 15 heures ak dimanche même midi donc docteur bi dina fi nekk donc yooyu yëpp bu amee possibilité yooyu bu amee donc dañ koy wax nit ñi ni leen médecins yooyu duñu ay médecins yoo xamee ni feneen lañ jógee ay médecins sénégalais lañu ñu ngi nekk hôpital yi gën a mag si hôpital yi lañu nekk ay Dantec lañu nekk ñii ay principal lañu nekk ñii feneen ak feneen lañu nekk donc mais ñooñu dañuy bàyyi si seen ay temps jël si ñaari waxtu wala ñetti waxtu di ñëw fii pour que maladie yi nga xam ne dañuy seetlu dañuy jógee Cambérène di dem ba Dantec di jógee Cambérène di dem ba principal di jógee Cambérène di dem ba feneen di paas taxi di dugg di am jafe-jafe mais nga ñëw si sa koñ nga xam ne da ngay dox doo si am jafe-jafe nga ñëw ñu consulter la du bari ay rang tamit nga ñëw ñu seet la waxtu boo ñëw di nga ko fi fekk donc loolu aussi nit ñi il faut que ñu dugal ko seen bopp parce que dem di nëbbatu sa feebar ak digg yooyu passé nañ ko du ñu tollatuñu si at yoo xam ne ni da ngay nëbbatu sa feebar li koy faj mooy nga teel ko nemmeeku teel ko jóg si teel ko faju loolu moo lay aar mais du parce que dama bañ a dem Cambérène damay dem Dantec foofu laay mën a laxatoo foofu laay mën a kii déedéet loolu laxatu di nga mujjee fii parce que léegi hôpital yi dañu def benn système d'intégration des soins c'est-à-dire que je donne juste exemple par exemple feebaru sëkkat mënutoo ko fajootu feneen foo xamee ne si sa gox la na mënatoo ko fajoo feneen fu sa gox la donc yeneen feebar tamit même chose donc pour dire rek que ni Cambérène war nañu aussi gën di jege comité de développement sanitaire bi information yi ñu leen di jox ñu koy approprier wu et ensuite ñuy tamit ñëw si seen hôpital pour xam lan moo fi xew parce que hôpital bi du hôpital docteur Diop du hôpital personnel bi waa Cambérène ñoo ko moom lu ñu fi am pour ñoom la lu ñu fi ñàkk tamit ñoom ñoo ko ñàkk donc du docteur Diop moo ko ñàkk wala keneen mais ñoom si seen bopp ñoo ko war a xeex wala ñu toppatoo ko pour que mu am fi beneen message bi c'est message boo xamee ni c'est un message global muy wàllu feebaru mbas mi nga xamee ni moo fi am donc boobu lay terminer mooy pour wane ni rek aussi feebar bi am na fi te mu ngi law si biir dëkk bi te tamit buñ ko néewal doole naam feebar bi cas grave yi bariwul lool ñi mu am cas grave xam nañu ni ñan catégorie de personne la mais ñi nga xamante tamit dañ leen di tester ñu positif aussi lépp lu leen waa kër docteur wax nañ koy def mooy que ñu bañ di ñu def autoconfinement bu ñu la waxee nga toog sa kër bu ñu la waxee aussi bul dem si ndaje yi bu ñu la waxee tamit del takk masque wala ngay respecter au moins yenn mesures yi distanciation bi mooy nga toog loo xamee ni di nga dend ak 1 mètre ak bi ngay takk sa masque aussi loolu tamit ngeen ko nit ñi di ko def loolu du rek waa Cambérène mais waa dëkk bi yëpp lay doon donc Sénégal aussi il faut que ñu xam ni aussi inventé wuñu dara donc loo xamee ni la mu ngi lor ay doomu aadama si yeneen dëkk donc bu ñu dalee aussi ñu mën si taxaw def si matuwaay yëpp di raxas suñu loxo fépp fu ñu nekk bu ñu génnee ak bu ñu dellusee ñu raxas suñu loxo moytu saafonte bi ak yooyu donc yooyu dañ koy répéter di ko répéter tout le temps mais nag il faut que nit ñi tamit xam ni loolu seen bopp la aar sa bopp tamit si jaamu yàlla la bokk loolu il faut que nit ñi taxaw
beneen mbir boo xamee ni dama ko xam naa ni fàtte loolu du message sax mais pour waxee aussi ñun en tout cas centre de santé Cambérène teel nañu dugal suñu bopp si wàllu numérisation ak digitalisation des soins c'est-à-dire dañu def benn logiciel boo xamee ni léegi fii da ngay ñëw si biir hôpital bi si bunt bi ngay boo jëlee sa ticket si bunt bi déjà docteur bi bu nekkee si biir bureau dina xam ni yow mi am na ku jël ticket malade bi nangam la tudd malade bi buñ ko jëlelee constantam si infirmier bi dinañ xam da nga malade bu sonn la wala du sonn donc docteur bi yëpp dina am renseignement yi si bureau am déjà parce que mënoo nekk sa bureau xam aussi li nekk si biti mais déjà à partir de ce logiciel là donc lu am solo la boo xamee ni docteur bi dina xam loolu. Deuxièmement à partir du logiciel bi muy waa pharmacie muy waa laboratoire lépp loo xamee ni docteur bi soxla na ko fi daf koy renseigner ni ko am na fi wala amu fi bu dee garab la daf koy wax ni ko garab bi nga bind am na si sa pharmacie bi donc ñaata quantité moo fa nekk donc di nga mën xam ñaata quantité moo nekk si pharmacie te pharmacien ba fa nekk tamit dina xam ni stockam ñaata la moo fa nekk est-ce que mu ngi waaj a jeex est-ce que docteur yi ñu ngi koy bind est-ce que ba nga xamee ni muy service maternité muy service cabinet dentaire muy service donc même assistance sociale bi ak yeneen service yi nga xam ne radiologie mooy échographie bi ñuy def ñooñu ñëpp donc dafa intégré wu donc man lu ma def fii mën naa xam waa maternité lan la ñuy def foofu waa vaccination ñaata vaccin la ñuy def ci weer bi wala ci semaine bi ñaata la est-ce que indicateur yëpp ñu ngi koy atteindre wala déet donc yoo xamee ne la lépp loo xamee ni en tout cas ci wàllu soin la dañ koy mën a dajale ci benn logiciel boo xamee ni ñun ñëpp dañ koy partager en même temps. Deuxième chose mooy que même politique bi état bi kii muy yombalal xale yi ci 0-5 ans yi ci wàllu faj mi ñun loolu tàmbali woon nañ ko bu yàgg digitaliser nañu maladie yi nga xam ne ñëpp dañ fi jaar 0-5 ans bu fi dugg dañ bu amee ticketam donc ñun am nañu reçu bi am nañu coordonnées am nañu téléphone am nañu papaam ak yaayam nu ñu tudd wala ki ko indi tamit xam nañ ni mu tudd ak âge yi ak vaccination yi mu fi def yëpp donc yooyu yëpp mu ngi ci suñu biir logiciel bi nga xam ni dootul jarati sax ñu xam buñ ko soxlawee dañuy cliquer rek ci partie bi nga xam ni moom la solol ñu ubbi ko dinañ xam ñaata nit ñoo fi ñëw ñu am 0-5 ans xale yi yan garab lañ leen jox yan prestation lañ leen defal loolu di tàmbali nañ ko depuis at wala lu passé at donc wutaloon nañ sax ay registres yoo xam ne donc yooyu yëpp ay éléments yoo xam ne la am na ci sunu biir centre bi et c'est pas une révolution mais quand même loo xam ne la ci centre de santé yëpp ak hôpital yëpp public war nañ ko mën am nga xam ni c'est une interconnexion des soins malade bu ñëwee benn hôpital bu demaatee beneen hôpital dinañ xam la mu fa def ak lañ fa donc loolu vraiment ñu ngi ci sant aussi équipe bi yëpp parce que équipe bu centre de santé bi yëpp vraiment approprié wu nañu loolu te ñi ko fi indi tamit logiciel bi ñu ngi ñuy accompagner ba léegi buñ ci am jafe-jafe ñu woo leen ñu ñëw taxaw ci vraiment ñu ngi leen ci sant bu baax loolu vraiment kontaan bu baax tamit ci seen ñëw taxaw bi fi pour wane aussi li nga xam ni ñu ngi koy def ci fii en dehors de ça aussi bon c'est vrai que CDS bi vraiment du ma def lu dul féliciter leen aussi parce que accompagner nañu lu bari ci wàllu investissement bi ñuy xam ne ñu ngi def ak fonctionnement bi donc ba nga xamee ni mën nañu def yu bari buanderie bi je pense que waa kii wax nañ ko filmer ngeen ko aussi permettre na aussi vraiment sur le plan de l'entretien patients yi aussi ñu gën a nekk dans des conditions de confort donc vraiment ñu ngi góorgóorlu bu baax ci wàllu yooyu jërëjëf. kon docteur Diop ñu ngi lay jaajëfal. maa ngi leen jaajëfal yéen tamit ak seen équipe waa Sam TV gaynde de l'actualité. D'accord. Merci.